ay accusation ci boobu les communiqué te yéen ñi nekk ci front bi tey nan ngeen ko jàngatee. maa ngi lay nuyu comme ni ma ko defee léegi. dañ ci am mbetteel loolu ndax amul dara lu wane woon ni foofu lañ jëmoon daje bi ñu mujj def yàggul ça fait moins de 10 jours Bara Gaye moo fa toogaloon PDS bi mu ñëwee waxtaan bu dal lañu waxtaan ci suñu biir ñu doon waxtaan ci wàllu commission politique mu indi ci xalaatam ndax moom am na expérience bu baax ci wàllu élection kon PDS musuñu wax ni am na lu leen metti ci ni mbir mi doxe musul am kon bu ñu gisee communiqué boo xam ni dañ ko dégg ci presse bi danañu metti dañ ci am mbetteel mais bëggewuñu ko noonu aussi parce que bu doon suñu sago PDS dafa am lu mu représenté ci réew mi front bi mun naa ni PDS membre fondateur la ci ñuy fondé front bi joué ci rôle bu important ndax marche yi ñu doon def sur le plan logistique ak lépp militant wu PDS ak responsable PDS ils étaient au premier plan boo seetloo coalition yu fi am yëpp PDS daf ci bokk daf ci dugal loxoom muy avant alternance 2000 et après bi ñu perdre pouvoir am PDS a toujours été à côté de l'opposition et des partis de l'opposition kon ñun mbetteel lañ ci am lire nañu aussi communiqué bi waaye dama bëgg wax rek que ni man tuuti naa lool pour tontonte président Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade référence la ci man dañu nekk ndaw di ko topp man 87 bokkoon naa ci njiite grève étudiants yi fii la jeunesse malsaine avec le président Diouf ñun ñii la woon avec les Talla Sylla El Hadj Kassé et cetera on a joué les premiers rôles et Abdoulaye Wade référence la woon ci ñun donc du ma ko tontu mag la mag buur la xëy na kay danaa indi ay leeral ndax président Abdoulaye Wade référence la sur le plan aussi bien Sénégal que sur le plan africain et sur le plan mondial man dama jàpp ni parce que président Wade mag la te dootul ñëw donc dafa am dafa yeble dañ koy wax dañ jàpp ni dañ ko juumloo ndax boo gisee front bi boo gisee communiqué bi dafa am ñu bokk ci front bi dama bëgg waxee que ni front bi il y a plus de 50 partis et organisations donc Bougane qui joue un rôle extrêmement important suñu mode de prise de décision du vote du dara dañuy consensus dañuy waxtaan bu fekkee ni ñun ñëpp jubóo nañ ñu def bu ñu jubóowul ñu teg ko ci suuf bu ngeen xoolee élection présidentielle ñeenti candidat amoon na ci front bi PDS ni ñoom demuñu bu ngeen seetloo ku ne da nga dem jàppale ki ngay jàppale élection yi joxee ñu dellu si waat àndaat dialogue politique beeg dialogue national bi noonu la demee consensus dafa am ci dialogue politique bi ñun ñëpp dañu d'accord Ousmane Sonko tout le monde Idrissa Seck ñëpp dañu d'accord ni dialogue politique moom nañ dem waxtaan ci mu doon consensus bu dee dialogue national bi du consensus dialogue national bi duñu ko discuter ci front bi à partir du moment où mu consensus chaque parti est libre nu la neex nga ciy taxawee kon ñun noonu la ñuy fonctionner amuñu également une structuration boo xam ni diw dafa jiite diw topp ci man damay coordonner simplement maa ci gën a tuuti maanaam coordonner bi du leen lu may bu réunion amee ma convoqué ko présider réunion yi bu fexe ba consensus am bu consensus amee ma fexe ba ñu appliquer donc noonu la ñuy fonctionner donc amul groupe boo xam ni mun na fexe ba ñu def lu neexul kenn aujourd'hui li ñu war a considérer mooy chef de parti bu nekk généralement bu ñu toogee dañuy waxtaan en toute responsabilité dañuy waxtaan ku ne wax sa xalaat bu ñu mënee juboo ci def dara ñu def ko bu ñu mënul juboo ci def dara ku nekk xool naka ngay taxawee. d'accord alors Ndeye Di Mbette. Khady ma lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. waa plateau bi ak ñi seetaan ñëpp alors wax ko ci sa njëlbéen wax que ni yéen dem ko PDS ci FRN betteel mais est-ce que tey gisoo le véritable problème mooy Oumar Sarr bi nga xam ne dafa am ak jafe-jafe PDS te ba pare yéen waa front bi ngeen maintenir ko ci biir. waaw xam nga loolu dama jékki-jékki président Wade bind lettre front bi ni
changé na Omar Sarr nañu wax ñan ñoo ko représenté à l'époque ñaari tur la ma waxoon ma bind ko wan ko ni ko front bi kat day am kenn ku jiitu am keneen koo xam ni bu fa newul kooku mun ko toogal. suppléant Bara Gaye bind ma waa président Wade bind ma jaarale ko ci Bara Gaye ni ma tànn nañ moom mooy titulaire bi Doudou Wade mooy suppléant bi donc ñu commencé réunion bu amee ñu woo Bara Gaye yëgal ko it Doudou Wade pour au cas où Bara Gaye bu ñëwul moom mu mun a ñëw. mais terewul ba tey Oumar Sarr mi ngi des di mener ay activités ci biir front bi. moom lay leeral noonu. d'accord Oumar Sarr bi problème yi amee dafa bind lettre front bi au nom de Suqali Soppi ni dama bëgg adhérer ci front bi. ñu ko defee conférence des leaders parce que loolu mooy procédure bi boo bindee day conférence des leaders ñëpp dañuy toog ñu ni nan la ñuy def diw kat bind na biñ ko examiner foofu ci front bi. ñëpp dañu d'accord ci ne dañ ko admettre xam nga lu tax front bi du ay parti politique rek dafa am ay association am ay personnalités indépendantes am ay parti politique am na ci biir front bi ay PDS yoo xam ni seen mouvement lañ fa duggee PDS lañ dañu amee mouvement wala ñu amee syndicat dugg fa ñu nangu leen kon bu fekkee ni nangu nañ koo xam ni mi ngi PDS wala mi ngi feneen même bu fekkee ni nekk na ci parti Omar Sarr ñëw moo xam PDS la moo xam lu mu munti doon amee mouvement am ni dama bëgg dugg boo ko xañee da ngay def rupture d'égalité parce que du ñu admettre nit sur la base de da nga bokk ci parti diw wala da nga bokk ci parti diw ay association la ñuy admettre ak ay parti politique ak ay personnalité kon bi ñu ko étudier souverainement du kenn moo ko décidé ah c'est le front d'accord ñoo décidé que ni Omar Sarr Suqali Soppi dañ ko admettre ci front bi te loolu ñëpp d'accord ci parce que loolu dafa am jurisprudence dafa dañ ko defaat ko il y a beaucoup de PDS hein dans le front te loolu il faut que ñu leeral ko bare na ay PDS yoo xam ne ñu ngi ci front bi yore seen ay mouvement ñu accepté leen. d'accord front de résistance nationale bi muy juddu daanaka jàkkaarloo nguur gi moo taxoon mais tey bu ñu gisee seen doxalin yi am ci biir si front bi. est-ce que tey mënuñu wax ni finalement le problème c'est vous. ban doxalin. gis nañu barki Demba Ndiaye Mamadou Lamine Diallo bind wax ni dialogue bi mi ngi jur presque 10 millions Mamadou Decroix itam bokk ci bile front wax tontu ko ci tontu boo xamante ne nii déggoowuñ ci ay kàddu ministre Bamba Ndiaye tamit ci même chose donc mu mel ni finalement ñoom waa front bi ci biir instant bi ñoom ñooy defante. xam nga loolu man dama ko jàngal lool ndax ñun waruñu nekk jógante ci suñu biir. benn adversaire la ñu am c'est le président Macky Sall mooy ñu fexe ba mu jóge fi xam nga tey di jiiñ ni di wax na nangam du loolu mooy renforcer opposition. Mamadou Lamine Diallo di sama maa ngi koy nuyu passage sama mag la sama xarit la ma fonk ko lool xalaatam la joxe man du ma ko tontu aussi moom jamais du ma ko def ci plateau xalaatam la joxe ci parce que dafa am xalaatam moom ci dialogue bi ñeneen am seen xalaat parce que amuñu consensus sur le dialogue national dafa am ñu ni bu ñu dialoguee bu ñu demee dialogue bi Macky Sall la ñuy dimbali président Macky Sall la ñuy dimbali am na ñu xalaate noonu mais am na ñu xalaatewul noonu. am na ñu ni mais bu ñu demee ci commission politique di fa waxtaan ci wàllu élection te commission politique bokk ci dialogue national ñun politiciens lan la ñuy reprocher élection rek moo ñu intéressé bés bu ne yéen ngeen wax ko bés bu ne ma dégg ngeen wax ko kon bu amee yeneen pàcc yoo xam ne dañ fay waxtaane koom-koom dañ fay waxtaane mbiru économie mbiru social mbiru environnement mais syndicats yi teew fa patronat ba teew fa société civile ba teew fa ñu ne non ñun demuñu ci loolu am na ñu ni mais loolu nit ñi duñ ko comprendre la preuve li leen yitteel mooy yokk nañ njëkk yi yokk nañ nàngam donc loolu est-ce que dañuy toog di ko seetaan Mamadou Lamine Diallo évidemment dafa am xalaatam keneen am xalaatam xam nga lan moo grave mooy ni man sama xalaat moo jub yéen da ngeen di collaborer nangam ak nangam loolu baaxul te loolu waruñu ko def. maanaam ku nekk da nga war a défendre ses positions te ku nekk ñu respecter li tax yow nga def loolu. man jàpp naa ne ña dem ca dialogue ña demul gënuñu valeur ëpp ñu patriotisme gënuñu bëgg xeex que ña dem dañu séparé ci wàllu politique lañ ko xalaate jàpp ni stratégiquement li gën mooy ñu dem ca waxtaan waaye du caaginu dañu dem pour jàppale ji Macky Sall loolu gisuñu ko kenn waxu ko. donc loolu aussi il faut que ñu leeral ko donc problème mu Omar Sarr bi mu posé woon nan lañ ko réglé
te làpp lii lay wan ni réglé nañ ko mooy après ça le PDS ñëw na participer ci suñu réunion donc loolu mënul doon problème. maintenant évidemment am na loo xam ni moom dañ ko war a bàyyi mooy dégg naa ni diw kat a ngi wax ak diw dégg naa ni diw a ngi defanteeg diw mais écoutez président Abdoulaye Wade dafa xëy dajeeg président Macky Sall Massalikul Jinaan yu nuyoonte saafonte président Macky Sall taal oto dem déposer ko këram président Abdoulaye Wade secrétaire général du PDS taal otoom dem seeti président Macky Sall. waaw tey jii imagine leen Idrissa Seck defoon ko imagine leen Pape Diop def ko képp ku ko defoon ci opposition bi dàq nañ la coow topp na la. kon li ma bëgg wax mooy. te terewul amul kenn ku ngeen dégg bi loolu amee. mu ni ñoom bokkuñu ci opposition. kan moo ni PDS du bokkul ci opposition te pourtant dem nañ toog ak président Macky Sall. dëgg la ci sa njëlbeen wax ginnaaw bi ma leen nuyoo. ci sa njëlbeen wax nga ne président Abdoulaye Wade doo tontonteeg moom ndaxte. màggatum jinne foog fekk dese na ko ngalaju yow nga ragal ngalaju li laal la mais tey jii ndax yéen bu demee moom ba gis ni am na ñu ci xaw a déteindre ci pouvoir bi ndax jotul yéen ngeen def potum biir néeg boo xamante ne di ngeen tëral seen sartu kuréel ni lii ak lii la balaa kenn di jënati di wax loo xamante ne c'est pour intérêt askan wi yëpp la ñu diisonte ko suñu biir soog ko jénne. non man dama bëgg ñu wax ma lan mooy déteindre ci pouvoir ak pouvoir. xam nga loolu la ñu wax xam nga loolu moom mooy li ma la wax léegi. xam nga wax sa wax dafa yomb. diw gis naa ko muy wax ak diw gis naa ko muy dégganteeg diw gis naa ko muy defanteeg diw xam nga loolu du argument. xam nga man tant que nit mi ngi jàpp ni mi ngi bokk ci front bi la ñu taxoon ñu booloo muy plateforme bi dañu d'accord woon ci plateforme ànd nañ xeex ci démocratie nañ xeex ci liberté nañ xeex ci ressources naturelles nañ xeex ci problèmes sociaux yi yooyu moo ñu boole lool ñu ni nag xeex bi mooy lu ñu d'accord nañ ko àndandoo xeex lu ñu d'accordal ku nekk dox dem dox sa dox waaw loolu est-ce que dafa am kenn ku taxaw ni man àndatuma ci nit bu fekkee ni mi ngi ci biir loolu boo wootee réunion mu ñëw boo demee marche mu ànd ak yow ci marche boo laajee contribution mu joxe contribution mi ngi jàkkaarloog Macky Sall gisuñu ko mu dem foofu gisuñu ko mu défendre ko gisuñu mu nekk ci parti gisuñu mu àndandoog moom waaw kooku dañ naan daal dégg nañ ni daal moom daal affaire bi leerul donc non mënuñu fonctionner noonu xam nga nous sommes des responsables li ñu mën a fonctionner mooy gis lu leer lu concret koo xam ni ci front bi am na ñoo xam ne dañu xëy subateel dem front bi du force. opposition du force lu ma bëgg a wax mooy yéen opposition puso ko wañ pour ñu mën a ñaw il faut ñu ànd. mais bu fekkee ni yéen opposition ci seen biir ku ci nekk da ngeen ne yéen cause bi ngeen di défendre ba pare ci biir façon bi ngeen di défendre boobu cause ku ci nekk bëgg a am ponk bu mu ko doxalee ndax parfois du indi ay réero wala ngeen ni dalal. ban ponk ñun dañ jàpp ni ñaari tànk la ñu war a taxawee. ban tànk bi mooy xeex. ndax foog nga xeex. tey amul benn xeex boo xam ni am na fi ci réew mi. te front bi ak parti yi nekk ci front bi bokkuñu ci. xeex dañ koy organiser. waaw waaye ñu ngi koy def bu leen fàttali dañu génn ci ay élection dafa metti pendant un mois ñu nekk ci àll bi daw amoon ay candidats mais buñ ci génnee mu demee ni mu demee mais géej sax xanaa dana dégg jékki-jékki ni tekk dañu mun tout le temps rek ay vague léeg-léeg dañu naan tekk xool fan la ñuy teg suñu tànk biñ nee tekk dañ ni opposition bi yëpp dafa àndandoo ñu ni attention. il faut que li amoon bañati am on est plus près dem ci ay élections yoo xam ni bu ñu joxee résultat du ñu xam fan la jóge donc nañ leen waxtaan ci affaire code électoral évaluer processus pour élection présidentielle xool li xew lan la loolu ñun ñëpp ñu d'accord ci ñaareel ba ñu ni fépp fu xeex social am fu jafe-jafe am front bi dana taxaw aar li ñu bokk front bi dafa taxaw ñoo lànk bërki dem jàpp naa ni front bi li mu def ci marché boobu amul kenn ku ko ci def ci wàllu appui ci wàllu jàpp ci wàllu on les a rencontrés on a discuté il y a eu des convergences de vues kon benn tànk bi moom ñu ngi ci taxaw mooy nañu war a xeexe ñu ngi xeex ba tey beneen tànk bi mooy gis nga xam nga nee naa la am na ñoo xam dañu nañ leen waxtaan politique kon waxtaan kenn dàq ko dafa am nag ñu ni bu ñu waxtaanee politique yeneen ponk waxtaan wi ñun daañ ci dem est-ce que loolu war na indi problème ci suñu biir waaw wala déet ku nekk da ngay def li doy sa xel waaye nag li garaaw mooy man lii laay def te keneen ku def leneen ma dal ci sa kaw loolu c'est de l'intolérance et loolu baaxul. d'accord nit da ngay wax sa wax bàyyi jàmbur mu wax waxam bu fekkee ni d'accord ngeen ci dara ngeen àndandoo def ko bu ngeen d'accordul yow def nga li la doy
mooy man demuma